foofu laay duggee parce que am na lu am solo lu ñu war a wax mu di violence bi am ci ñu ngi jëm ci ay élections violence verbale également mi ngi ci parce qu'on a vu les propos de Gaston Mbengue bien vrai que génn na premier génnaat deuxième confirmé troisième fois bi nag mu ne mi ngi jéggalu sénégalais yi mais loo xamante ni lu fi des la tey est-ce que li ñu tàmbalee surtout lu ni mel ak na mu ko waxee wàllum boddi konte ci wàllum xeet Sénégal ñu jàppoon ne bokkul ci dëkk yoo xamante ni loolu mën na koo yëngal waaye tey jii ak doxalin wu ni mel est-ce que mbir mi mënta soppeeku surtout ak pataaral gi ñuy gis ci yenn dérive yi gis nga violence xeeti violence yu bari dafa am toujours nag le plus souvent violence physique la nit ñi di gën di jàpp nit def na jéye ji dal na ci kaw kii dóor na kii gaañ na kii rey na ko et cetera physique mais violence physique boobu am na yeneen violence yu koy faral di jiitu violence morale dafay am violence verbale dafay am violence psychologique sax dafay am. psychologique waaye. léegi nag gis nga forme violence yooyu moom lañ xamuloon ci Sénégal te tàmbali gis ko fi ci côté yëpp nag pouvoir ak opposition. côté yëpp xam nga boo seetloo réew mi du ma ni tey la tàmbali de yu mel ni violence yi. am na fi ba tey. waaye tey jël na benn dimension boo xam ni wax dëgg yàlla c'est inquiétant. c'est inquiétant bu fekkente ni un élu du peuple un député moo gën a bien vrai que ci li mu doon wax ci alpulaar la mais ay alpulaar ñoo ñu tekkil wax ji mu wax ni alpulaar yi pël yi nañu jël ay jaas yi ñu défendre troisième mandat bu le président Macky Sall mais c'est extrêmement grave disant qu'il faisait allusion aux électeurs d'après ses explications loolu graw na de jël jaas yi ci réew mi mais réew mi lu ñu fi bëgg waxtaani mën nañ ko waxtaani mais pourquoi jël jaas yi moom nee na jaas yi mooy carte électeur foofu lay waxee non jël jaas yi loolu moom après lay expliqué waat waaye li mu wax on a tout compris te loolu yemu ci c'est quelqu'un de très violent ce gars-là Aliou Dembourou Sow Aliou Dembourou Sow kooku dama la mérité wul sax laa la wax la nationalité sénégalaise il ne le mérite pas déet sëriñ bi non attends dama lay wax il ne mérite pas la nationalité sénégalaise parce que sénégalais yi violent wuñu toogaat na biir assemblée nationale foofu institution la. dëgg la. wax ak moroomu député am ne ko soo ko génnee ay jaasi danañ la kii c'est des gens violents ces gens là ça c'est pas sénégalais wax naa la ko léegi. ñoo ngi soog a gisee mais tooñ naa la fi tooñ nga ma. voilà le Sénégal. mais sénégalais yi ñun xamuñu violence boobu. kon réitéré na ko ci assemblée nationale taxaw fa nit ñëpp di ko déglu muy wax ci turu sénégalais yi. mu ni Justin Manga je pense soo génnee ci biti ay jaasi dana la kii boobu aussi ay carte électeur la doon wax c'est des gens violents yemul ci loolu gis nañ fii ci événement mars yi bi mu génnee un journaliste seen benn collègue bu def benn édito wane ni ay rebelle ñoo ñëw doon def ñoo indi woon yëf yi kan muy rebelle yi xale yi génnoon fii xale yi doon manifester. xale yi doon manifester ñoo rebelle Madiambal Diagne ngay wax. seen benn confrère rek. Madiambal de moo fi defoon benn édito bu mel. n'est-ce pas waaw seen benn confrère. mu wane ni ay rebelle ñoo ñëwoon doon def manifestation yi saccage bi fi am ñoom la. ça c'est une violence inouïe. violence envers le peuple. inouïe. kon ministre de l'intérieur moom noo koy tuddee kon. nu kooku ak sortim ba. c'est-à-dire gis nga loolu laay wax ne Sénégal dafa bari ay paradoxes. le ministre de l'intérieur maanaam waxtu bi mu koy wax bi muy def son discours là maanaam lañ ko doon a message ni ko tu es démis de tes fonctions comme ni ñu defoon benn procureur lañ ko doon message ni ko parce que il n'est pas digne d'être en fait quelqu'un qui représente en fait la nation le gouvernement sénégalais ak sax ministre de la justice naan ay mbëri làmb yu gëj a bëri nangam xam nga dégg nañ loolu à chaque fois tam li nga lim yëpp ñu ngi ci côté pouvoir bi mais loolu laa lay wax dama la gis nga yooyu nag c'est inquiétant mënul ñàkk lu muy jur ndax tey bu ne ko ni du ma la topp fa ngeen jëm dafa sori par exemple am na ñu ma àndal biñ ñëwee da nga ne non mën ngeen installé wu ne jël ci kii ba mais bu ñu insisté woon non dañ ñëw toog fii mën naa am ngeen jotee kon gis nga ñaar bu ñu jotee il faudrait que ñuy saytu bañ di xool rek ki fayu wala ki réactionné parce que bu ñuy wax réaction action dafa am ba pare
c'est parce que am na ko posé acte am na ko posé action ba ci président sax il se permet de dire bi mu demee Paris man kenn mënu ma xoqatal waaw président kenn xaaru ko ci loolu moom faluñu ko pour muy wane xoqat tiit na am tiitul est-ce que nekkul woon foofu njiital APR moo doon wax. est-ce que dépassé yooyu rek parce que c'est-à-dire lu tege ci kawam xoolal sénégalais yi 17 face millions de à une sénégalais opposition boo xamante ni mayu ko dara sànq lañ may yónnee benn kii la daanaka banlieue bi am na ci kër yow ñoo xam ne ñoo ngi ci biir ndox mi ba léegi nit ñi ñoo ngi ci ay problème tey ji gis ngeen transport ni mu demee c'est vrai fépp a ngi metti ak en fait même les enseignants aussi donc problème yooyu lijjanti ko moom la ñuy xaar ci moom non pas tiit na wala tiitul ni nga ma xoolee tiitu ma de bul yaakaar ni xulli nga ma ba ma tiit mais c'est pour rassurer les Sénégalais ak lan bi ma yore non c'est pas ça qui rassure les Sénégalais c'est pas ça te boo dégloo bu baax li mu doon wax noonu ci dynamique gu ay defanteeg fayonte te loolu man vraiment dama koy laaye biir rek dama koy laaye biir yooyu vraiment na ci génn moom jëmmam yàlla teg na ko fu ëpp foofu ama tey boo demoon sa kër am sa soxna toog yor sa njaboot ngeen am ñetti doom kenn ki am 10 ans kenn ki am 7 ans kenn ki am 5 ans sëñ bi waxtu wu ne ñu ñëw fekk leen nga taxaw sa doom yi nga naan ko ndigg sa mu naan ndigg sa nga naan ko ndigg sa nga naan ko sa nopp bi nii nangam nii ngeen naxante na nga yaakaar ni nit ñi finalement danañ wax xale yi dara yow dañuy jàpp ne yaa matul li nga doon moom gis nga président yàlla daf koo defal teraanga yu rëy yoo xam ne boo xoolaatee boppam rek réfléchir ci dana xam ne moom yàlla teral na ko fii mu accédé mosu ko xalaat Macky Sall bu xoolee yi tamit parcours am dana xam ni tolloon na ay guddi yoo xam ni ku ne ko woon da nga mës a yilif dara ci réew mi mun la déedéet ba ni le pouvoir libéral ñëwee ba nañ ko defee docteur Petersen muy gravir ba agsi fii mu agsi lenn lu ci nekk bu ko seetluwaatee dana gis ni lii loxo yàllaa ngi ci bon waxin la quoi waxuma ni yàlla daa yori loxo yàllaa ngi ci ndimbale yàlla lii yàllaa ko defal moom amul lu mu mën a taxaw jaay ko sénégalais yi ci juddu ci taar ci xam-xam ci dara ba raw ci nit ñi kon bu ko yàlla jëlee teg ci kaw sénégalais yëpp loolu beneen faveur bu immense la boo xam ne yàlla moo ko defal su seetloo ni jaay doole te moom kuy jaay doole la kuy defante la Macky Sall maanaam ku yor xelu wala xel ni gone yi defante rek boo ne coppet ci bi ñam ni du ma ko mujjee maanaam du ma ko mujjee kon defantekat gi ñuy wax dëgg la mais absolument defante du ma ko mujjee genre boobu la xam nga am na xale yoo xam ni maanaam seen xeex du jeex. jokkaas fii maanaam boo leen ne xuseet. maanaam bu ñu demee ba subaat bu ñu la rombee daan la fayu naa mais loolu est-ce que du nekk problème ci sécurité bu Sénégal pourtant gis nañ ko ak moom ak cadre unitaire de l'islam proposé nañ ko charte de la non violence bi nga xamante ni opposition bi comme ku ci mel ni Sonko ba mu bañee ne du ko xaatim moom gis nañ ko mu ne noppi na pare na ngir moom ak coalition ñu signé charte non violence bi nga xamante ni xanaa amoo yaakaar kon moom bu signé itam dana jëfee la mu signé. daal président vraiment xaaruma ko ci mu signé ak bañ a signé. xam nga ci lañ ko xaar. xam nga Sénégal crise constitutionnelle amu fi wala institutionnelle ñaar yi benn amu ci. Sénégal ci li ma yaakaar constitution am na fi. waaw constitution boobu ndax séddalewul cër yi kenn ku ci nekk bu am lu mu la jox loolu la sañ. ñii politique ñu opposé wu ñii gouverner. te ñoo doxal loolu rek. bu ñu ko respecté wul ñoo ngi ci cas d'espèce boo xam ne bu précis la muy ay échéances électorales moom lañ jub. mais il y a un code électoral. surtout nañ ko respecté. loolu soxlaatuñu benn engagement bu kenn di jël c'est-à-dire kenn ku ci nekk li nga war a def ko. gis nga boo ko defee. rawatina moom mi nga xam ni moom moo yor doole ji ba yaakaar ni kenn mënu ko xoqatal léegi nag da ngeen xam ni rawatina bi ma yoree doole ji. loolu du ay waxam. xam nga moom lu mu war a def. rassurer Sénégalais yëpp kenn ku ci nekk. mu mel ni mas naa ko wax ci benn intervention ni ko président. bu ma sañoon nga xoolee Sénégalais yëpp bët bi ngay xool Amadou Sall sa doom même ku la mag sax xoolee ko bët boobu parce que foofu la yàlla teg. dafa jël nguur jox ko. un pouvoir boo xam ni ku mu bëgg a toroxal léegi mën na la toroxal. ku mu bëgg a teral léegi mën na la teral. alors ku mel noonu bu la ko yàlla defalee da ngay seet nous sommes combien de Sénégalais quasiment 17 millions. 17 millions de Sénégalais ci jamono ji yow la ko yàlla defal. mais kooku yàlla defal na la teraanga. yemul ci loolu. mais doole jooju la yàlla jox est-ce que mënoo koo jëfandikoo. pour xool ba soulager la souffrance des Sénégalais.
ñi jàngul ñu fexe ñu jàng ñi nga xam ne ñoo ngi jàng dans des conditions yoo xam si extrêmement difficiles ñu fexe ba alléger ko ba ñu mën a jàng ci conditions yoo xam ne si conditions yu baax la Sénégal tey ku feebar mais daanaka sa fit day dem Sénégal ku am njaboot ku nekk fi mu nekk ni sa fit dem na ni tey sama doom bu ba ma metti woon rek fan laay jëlee lu ma koy faje fi mu nekk nii est-ce que mu mënta jëlee maanaam pouvoir bi mu yëg ni am na pouvoir tey mu jëmee ko ci loolu pour soulager en fait les Sénégalais mais xaaruñu ko ci ay defante c'est pas son rôle. loolu na ko bàyyee xale yi. mais signé charte violence nag loolu tamit. c'est charte violence c'est-à-dire Sénégal dañ may wax kon faille bi fan la am constitution moo am faille wala fan moo am faille da nga jàpp ni charte boobu sax amul pertinence pour mu ñëw. en fait xëy na man du ma ko waxee noonu sax. ndax cadre unitaire bi. man damay wax ni ci laa bokk. mais dafa mel tam da nga xalab carrément charte bi tam li ñu proposé. xam nga tungu ni moom du teew du nataal. waaw maanaam li ma wax maa koy waxal sama bopp. ay ci bismillah. voilà dama ni man d'abord ci cadre unitaire bi laa bokk. n'est-ce pas. ña fa nekk ñëpp di samay wëllëre di samay xarit. ñu am initiative bu noble aussi. te seen souci rek mooy lu indi ak dal ci réew mi. ndax li ma wax dégg nga ko. seen souci loolu rek la. mooy réew mi moom na fi ak dal rek am. li amoon mars bu mu fi amati bu fi fitna am bu coow am na yëf yëpp dox loolu mooy seen souci. kon loolu ko koy ñaawlu man gisuma ko. mais dama ni la ban problème moo am constitution ban problème la am ban faille la code électoral bi am ba ñu war a indiwaat ab charte c'est-à-dire lii problème bi kenn da ko waxul Macky Sall mii la ñu war a wax ne ko bàyyil seen ñi nga mel. kon da nga rejoindre kon Ousmane Sonko ci li muy wax il a raison. man rejoindre ma kenn sama xalaatu bopp rek laa wax rejoindre ma kenn dama ni Macky Sall lañ war a wax ni ko na def li mu war a def te boole ci ak maandute dafa am loo xam ne nettali woon naa ko maa ngi koy nuyu au passage l'ancien ministre là de l'énergie bu Macky Sall Thierno Alassane Sall maa ngi koy nuyu au passage ñu toog di waxtaan ci ay mbir booba ma ni ko politique dafa am kaddu boo xam ne yéen ñëpp da ngeen koy faral di dégg ñu ni politique demul àllaaxira fii la yam une grosse erreur adduna si luñ fi wax mbaa ñu def ko fa dana dem àllaaxira c'est une très grosse erreur yëfi adduna la non du tout. jëf bu ne day feeñ ëllëg. wax bu ñu fi wax. ak jëf bu ñu fi jëf danañ ko leeralaat ci bis penc ba. te bari nekk loo xam sax du xaar booba fii lay tàmbalee di leer nga jëm ci bàmmeel jëm bis penc ba te xamoo kañ ngay jóge ci bàmmeel. donc loolu c'est bon président Macky Sall nga fàttali ko. ma ni ko monsieur le ministre réew mi yéen yàq ngeen ko yaxeet. ñoom politiciens yi. bien sûr yàq nañu réew mi yaxeet te ñoo fi gën a tuuti. bari wuñ fi jël nit ñi en otage ba noppi yàq suñu réew mi maa fi ne naa fexe toog fi keneen ni déedéet na jóg ma toog lii lañ fi gis ñun maa toog naa fexe dëggal sama toog na jóg ngir mën nañ ma toog lii daal lañ fi gis alors léegi ma ni ko dafa am lu Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba nettali ci benn téereem Silkul Jawahir dafa wax ni Seydina Omar. waaw. Seydina Omar man xaw ma ko gën a maandu xaw ma ko. Seydina Omar bi mu nelawee bi mu fi jógee bi mu faatoo. dafa am doomam bu ñuy wax Abdullahi ibnu Omar daf ko gis ci gént ni ko yow sama baay ana noo def ak sa borom bi nga fiy jógee bi nga fa dajeek moom. mu ni ko bi ma faatoo ba léegi maa ngi ci xisaab. Seydina Omar laa la wax de muy sahabi yu doon amirul muminin yilifoon jullit ñëpp bokk ci ñi nga xam ni yonent bi wax na ni fukk ñi nga xam ni seen àjjana leer na moom bokk na ci yaa ngi dégg mu ni ko bi ma faatoo ba léegi maa ngi ca xisaab Abdoulaye Umar ni ko yow noo mën a amee xisaab yow xamuñu ko maandu ne yow pour wax la ñoom responsabilité bi nu yor te xamuñu ko yaakaar ne dañ leen a fal ñu war a noot nit ñi alors que dañoo war a suufee liggéeyal nit ñi yool yu rëy ak daraja yu kawe mi ngi ci waaye mbugalum yàlla it mi ngi ci mu rëy mu leen di xaar ci koo xam ne si jëfandikoo nga doole ji noot askan wi ci loo tegul ci dëgg tegoo ko ci ak maanute Abdoulaye ibn Omar jaaxle ni ko sama baay yow loo def lu waral loolu mu ni ko jamono yi ma nekk amirul muminin nga xam ni maay kilifa gi nee na dafa am benn pont bu xawoon défectueux ci benn barab benn berger maanaam benn sàmm ànd ak troupeau maanaam ak juróom yi
di jéggi pont bi. waaw. am ci benn boo xam ni pont bi défectueux tànk bi gaañu na ci. mu ne ko gaañu boobu cheptel bi gaañu yaa ngi dégg. moo tax ñu isaab ko ci 12 ans. tànk xar mbaa bëy bu gaañu nii rek. ñu mën la ci xisaab yow mi yilifoon nit ñëpp 12 ans. ku seetaan ba nit génn fii ci mbedd mi fakkastalu nit te nit moo gën a yàlla lee. xanaa kon ñii moom. kon ku seetaan ba nit tali bu bon mu accidenté. ku seetaan ba nit war a fajuwul. ku seetaan ba nit ñu jaay ko doole tëj ci kaso bi. ku seetaan nit war a jot dara di àqam yow nga war a jàll nangoo jàng ñu la déet mais kii mooy xaritu ministre wala jarbaatam il passe en fait yow nga toog ñu xanaa kon ñii moom. léegi seetlu ku seetaan ba yii kon am sa isaab ñaata milliards yi at la war a doon. gis nga bi ma ko waxee Thierno Alassane Sall jooy lay def. laaj bi dama la li ma wax ni télévision laa koy waxee. waay dafa ranko ñi dafa génn mu ni kon man damay bàyyi politique. ma ne ko def boo bàyyi politique def mu gën a kii parce que nit moo wuutu yàlla ci kaw suuf. nañ xeex ci jéem a defar lu baax. ku def lu baax nañ ko nangul. te jàppale ko ci loolu. bu juumee yi tamit buñ ci utiliser violence. nañ ko wax ni ko lii am na neneen ñu ko gënoon. te na nga ko koy waxee dana taxit loolu dana woyof ci moom. lii la waaye gis nga suñu homme politique yi. dañ leen a waroon a man bu ma leen joxoon ma jàngal leen tuuti diine c'est-à-dire dafa am loo xam ne dañ ko war di invoquer waxtu wu ne. bala nga jël décret. war nga xool ni sama signature bi yan impact yan incidence la war a am. conséquence yan incidence la war a am. ci société bi. ci askan wi tey ak suba aussi. nga yaakaar ne loolu tam xamuñu ko. xamuñu ko loolu moom maa la koy wax. xamuñu ko xam li tax xamuñu ko. déedéet buñ ko xamoon def ko. gis nga y a des actes yoo xam ne ça ne trompe pas. ignorance la. ça ne trompe pas noo ko mën a tuddee mais ça ne trompe pas. te it mënta weesu ignorance loolu. ndax nit ki li mu xamul mënu ko joxe mënu ko maye li mu amul mënu ko maye li mu xamul mënu ko wax mënu ko joxe aussi. dëgg la c'est-à-dire ñoom bu fekkonte ni am nañ dara ci yàlla nit ñi doxale duñ ko doxalee. wax naa la fii combien de rapports lañ gis mu épinglé ay nit ñu nekk ci wetam kenn déggu leen ñu tudd leen. mujjul fenn. combien nit keneen par contre ku def lu mel noonu wala lu ko jege mais ñu sëkkatal la indil la ay problème la preuve mën naa jël la cas de Khalifa Sall caisse d'avance bi. waaw dama na man ànduma ci de fekk naa fi ñuy def lii muy lu jubati def naa ko du ma nangu ko def ma ne ànduma ci loolu je ne cautionne pas loolu cautionné wu ma ko man mais dama ne mais du moom rek ko def te pourtant des anciens maires témoigné nañ. Pape Diop ak le défunt maire Mamadou Diop aussi. waaw n'est-ce pas yàlla na borom bi dolli ko njëggal. amiin ñoom ñëpp témoigné nañ wane ni loolu du moom moo ko tàmbali ñoom dan nañ ko def. n'est-ce pas mais terewul puisque moom gëmoon na ni parti bi mu bokk. du parti buy bootu dañoo war a taxaw dëggal seen bopp. mais dañ ni dañ ko liquider tëj ko ci kaso toroxal ko kooku bu amoon dara ci ngëm yàlla laa la wax li ma lay wax ni lu garaaw la nag. parce que gëm yàlla lu làqu la. mais dama la bu amoon dara ci iman billahi ci ragal yàlla ci xam ne dana daje ak boromam instant T boobu laa wax de. ndax xam nga nit ngëm gi mën naa ñëw di dem. instant T boobu. moom amu ko woon. kon du ko seetaan jamais. mukk c'est-à-dire nit ku ragal yàlla doo comploter. mais Serigne Babacar bu ma la déggee est-ce que nit ku ragal yàlla doo jaay doole kenn. mais est-ce que duñ mën a jàpp donc ne Macky Sall moom mooy pire président bu Sénégal. mooy ki yées koo xam ni man jàpp naa sax ni bien sûr que mooy ki yées. kan koy comparer Senghor Abdou Diouf mais jamais au plus grand champ. kon ñun daal ñu ci de. le pire président qui est connu du Sénégal. c'est Macky Sall. mais sànq wax que ni bu jaree wax lu des na lu bien sûr bu defee dañ koy nangu de. est-ce qu'on peut dire qu'il est le pire président bien sûr il est le pire parce que ñi weesu ci def nañ. xam nga li tax man il est le pire mooy ci question valeurs yi xam nga yi ñuy wax yi ci des yëpp en fait c'est matériel c'est des acquis matériels. bokkul en fait ak des acquis yoo xam ne si certes c'est immatériel mais moo ëpp solo lool gis nga ak mbaax sàmm sa kàddu yow sa maam mosu la wax loolu ñun sunu maam yi bu ñu masaane wax bu naree dañ seen bakkan ñu joxe ko ñun loolu lañ xamoon loolu lañ am ci acquis ci sàmm kàddu léegi xoolal ni néewale kàddu léegi samay engagement ñi ko bon les engagements politiques xaw ma. déggoon nañu fi Abdoulaye Wade bu ne les paroles politiques. mais bien sûr benn bi la moom laa lay wax dama la politiciens ñoo yàq suñu réew mi waxuma la nee naa la boo suivre sànq dama la nee naa la problème bi. dafa accentuer ci moom mii mais njëkkeewu ko.
nee naa la Senghor def na ko Abdou Diouf def na ko Abdoulaye Wade def na ko. d'accord Abdoulaye Wade utiliser na justice bi utiliser parlement bi pour écraser un adversaire am déet. dëgg Macky mi ngi koy def loolu laa la wax ne ku ragal yàlla. doo ko def parce que da nga xool ni man de lii may def tey nekk naa ci pouvoir bu def ko waxuma sax bu génnee sama loxo de. waxuma loolu mais bis bu malakal mawti ñëwee di ma gane si. ni ma sa ruu rek laay jël si tey est-ce que ñoom ñoo ngi xalaat loolu jour boobu sa soxna doom ñëpp génn. yow ak malaaka mi rek. kese donte ñoo ngi lay wër ñu def la ci ay tata maanaam ay taax yu rëy a rëy. terewul malaaka bi moom sa ruu googu dina ko yóbbu. loolu nan lay demee ak liñ ci jàng lépp bu loolu noppee processus bi enclenché wu noonu fan la jëmee. ñëpp war laa jël duggal ci suuf war la ginnaaw dellu ci seen i activité ndax àdduna si du taxaw. combien de présidents sont morts. nit ñi kon ne di vaquer seen i occupation. alors loolu su amee ñu bàyyi la ci suuf nga war faa tëdd. léegi des fa ak loolu léegi yàlla ni la léegi nag yow. da nga doon jaay mbër. bi ngay ñëw fi dañ laa takk sax indi la. loolu ku koy xalaat am na yoo xam ne doo ci dem. da nga dem a demal sama ba am pouvoir ni kat kii tooñ na te kilifa foofu lañ koy xaar kii tooñ na. waaw. te tooñ gi xëñ na du tooñ boo xam ne dafa tooñ askan wi yëpp. tooñ gi xëñ na man la tooñ. danaa jëfandikoo clémence. waxtaan ci clémence sax lay wax. ndax yàlla boroom yërmande la. Njéggal. te dafa yërëm nit ñi. te maay ki fi nekkal yàlla nii kon naa ko yërëm. jéggal ko. naa ko yërëm jégal xoolal googu kawe. wan ni ko tey jii de bu ma sooboon xam nga ni li lay dal dana la dal. waaye nag lii bu mu la dalati.